yàlla. waaw gis naa la sama xol bi féex na. waaw. gis naa la sama xol bi féex na. waaw yow la kan présenté wul sànq maa ngi woon ci oto yaa ngi ma doon expliqué présenté wul. voilà man la Youssouf Camara. Youssouf Camara waaw. maa ngi Angola. yaa ngi Angola waaw. waaw bi ma ñëwee Angola. waaw am naa sama soxna Sénégal ak sama juróom-benn bant Sénégal. waaw. bon nag bi ma ñëwee fii Angola ndaw si bi moom ma jàppale woon. ndaw si pour ma am document. mooy ndaw si nga nekkal noonu. ndaw si bi waaw. waaw. après moom mu jee féer la. ndeysaan. mais bi ma ko jóbee sunu jàkka bi pour takk ko. waaw moom mu tuubi nekk ak man. waaw. waaw. moom mu tuubi mu nekk ak man. waaw. mais moom yaayam bi gaañu na papaam bi gaañu na. waaw. léegi famille ndaw si bi. waaw. kenn. waaw. famille ndaw si bi kenn faalewul problème ndaw si bi. bi ma demee service moom. waaw. bu ma demee service moom parce que mu ngi commencé daanu. bu ma demee expliqué ko seen chef bi général mu ne Camara. waaw sa jabar yàgg na ak ñun fii mais dafa feebar ñun am na hôpital bu mag fii mais sunu hôpital bi mënul faj. léegi bu fekkee ne mën nga yóbbu sa jabar sa dëkk bi Sénégal yóbbu ko nga faj ko. waaw. léegi ndaw si mu nekk ak man bi ba instant boobu bu mu ñëwee sama magasin bi mu jël kii mu lakk moom muy togg man maay liggéey. kan moo lakk sa magasin bi moom woo mu ne Youssouf ah. kan moo lakk sa magasin bi. jinne moom mu lakk sama magasin bi. ban jinne ba. moom saa mu ñuy togg mu ne jinne moom moo lakk sama magasin bi. ban jinne moo lakk sa magasin parce que sànq yaa ngi ma doon expliquer nga ne xaw ma ban jinne moo lakk sa magasin. bon ndaw si bii dafa am jinne. mooy ndaw si nga nekkal dafa am jinne. waaw. te ndaw si nga ne militaire la xaw ma. ndaw si mu nekk ak man nii. militaire la. waaw moom la. dafa am jinne. waaw. léegi jinne bi moom moo lakk sa waxal sa làmmiñ bopp nga ne. jinne bi moo lakk sama magasin bi. ah jinne ndaw si moo lakk sa magasin bi. bu lekkee magasin bi waaw. waaw. bi mu lekkee magasin bi après sama patron bi mu yónni ma ay oto mu ko jël bagage yëpp ra oto bi mu ñëw fekk na bagage yëpp lakk nañ. fekk na bagage yëpp lakk nañ. pompier ñëw. pompier ñëw lakk nañ. waaw. machine yi nekk si biir yëpp lakk. waaw. pompier mu ñëw fay safar bi. waaw après son passeport bi aussi ak document ndaw si yëpp mu lakk si biir. ah. léegi. waaw. ma ne bon xam mu dem ambassade fekkal pour ndaw si mu dem Sénégal bi ma demee ambassade jël renseignement bi. bi mu ñëwee sama kër ak ndaw si bi jinne bi mu jàppal ma mu jàpp ma man aussi bi ma jàppee sama téléphone bu nekk sama loxo comme vingt téléphone. waaw. sama bidon barigo yi nekk si bunt bi day commencé naaw. barigo yi di naaw. bi ma sauvé jour boobu muy commencé naaw sama kanam. jinne bu soxor la. après. ji nga jinne bu soxor. gisee loolu. waaw lu ma jour boobu. xaaral kursi qul wallaahu rabbi naas qul wallaahu rabbi falaq. ñu baax na ak xaaral kursi boobu lay jàng ba jinne bi mu daal di daw. kàccoor bon instant yi ndaw si bi su ma ko woo famille bi faale wu ndaw si bi si mois bi la umb mois bi bu mu umb tu vois après affaire bi mu commencé feeñ lu bari mu ñu daanu démb ba léegi man nelawuma. démb instant bi ma la woo noonu yaa ngi si oto bi. instant boobu muy toog fii si kaw table bi mu ngi commencé daanu. mu ngi daanu. bi mu commencé daanu après mu tey boppam waaw mu commencé tey boppam bi encore commencé jàng qul wallaahu bi falaq qul wallaahu bi naas ak xaaral kursi. mu commencé yóbbu si noppam bi ak sa turdu bi. ak sama tur bi. ak sa turdu bi. waxal ban tur. ak sa turdu bi. waaw ak sa turdu bi. waxal tur bi. Cheikh Moule Sow. waaw. Thierno Moule Sow. waaw.
su ma waxee sa tur bi kenn mu la soo si noppam bi ak xul wallaahu bi rabbi naas xul wallaahu bi rabbi falaq ak xaatil kursi après mu daal di bàyyee. mais day téye sama loxo commencé xeex ak man si biir salle bi. ah day téye sa loxo. fii man ak moom waaw muy téye sama loxo commencé xeex ak man instant yii nii bàyyi waxtaan ak yow. tu vois moom muy nii taxaw ni ma déggul. maa ngi koy gis moom may xool noonu jinne baa ngi noonu maa ngi lay gis nii. waaw moom moo taxaw nii muy la déggul. waaw moom may xool. waaw instant nii man damaa sonn xaw ma lu mu war a def damaa sonn xaw ma lu mu war a def. waaw. jinne bi sax bu bloqué sama téléphone bi. bu dee jinne bi sax su ma commencé wax nii. waaw may def tout pour mu bañ a am contact ak yow. ah moom mooy dagg connexion parce que léegi-léegi gis nañ ne mooy bëggoon dagg connexion bi. moom moo def loolu bi ma commencé woote la bi nga ma tontu première temps. mu jinne garaaw na écran bi nangulu pour nga jàkkaarloo ak ndaw si bi. ma ne écran bi nangul. 5 minutes. instant bi Gabon lay woote. mbokk yi xam nga ne li dafa leer. maa ngi jël pour nga mën a jàkkaarloo ak ndaw si bi. waaw. après pour nga mën a jàkkaarloo ak ndaw si bi. après ma sa jàngal. jinne baa ngi may xool rek xool ko mu ngi. naas et xaatil kursi après écran bi mu daal di ubbi mais instant yii fu mu nekk nii damaa jaaxal mu wax naa ko ndaw si bi ma ne fii man mënuma dara bëgg naa ko génn sama kër famille bi parce que moom amul yaay amul baay. ndeysaan. nijaay bu nekk fii ak rakam yi kenn faalewul. xam nga yéeféere fekk na mbokk feebar nañu. waaw génn na si moom. ah ndeysaan. ndaw si bi aussi su ma ko waxee su ma ko bëgg a génn moom mu ne xanaa moom mu dee sama loxo même du ma bàyyi. ndeysaan dafa laa bëgg. man moo nekk bàyyam bi. ndeysaan waaw man moo nekk bàyyam man moo nekk ndeyam bi. ndeysaan. même tey dama war a liggéey génn ma pour dem liggéey. tey da ngaa war a liggéey mënoo dem liggéey. dama war a dem liggéey. ndeysaan mais liggéeyu ma tu vois mun mu ko bàyyi moom kenn kër gi. yéeme na de. su ma bëgg a génn nag fa mu tëj sama cuisine bi maa ko toog su ma toogee après mu bàyyi añ bi si biir salam bi ak frigo après mu daal tey cour bi wala mu dem liggéey mais nag comme fan barke démb affaire yi commencé na pire après mu ne kii mun ma dem service te foofu mu toog. comme gis naa la encore sa audio bi si YouTube mu ne alhamdulilah rabbil alamin nit ku ma war a set gis naa ko tu vois. loolu moo tax te après mu woo soxna si mu jox ma sa numéro. léegi non numéro woo naa benn soxna si moom moo yore sa beneen numéro. waaw kooku kii la sama secrétaire la Assou. léegi ma ne instant bii ni jox ko moom day làkk français. moom moo du làkk français portugais rek. portugais rek lay làkk. problème. créole mais mun naa ko traduire. bu doon day làkk français ma jox la nga wax ak moom français. waaw créole lay làkk. comment ça xaw ma lan. man mun naa ko comment de courta. waaw macha allah léegi moom soxna si militaire la wala moom militaire la wala policier la wala gendarme la. militaire la. def na presque 1 an mënul liggéey. def na 1 an mënul liggéey dem nga seen camp wax nga ko seen général bi. wax nga ko seen général bi. seen général bi wax naa seen général bi général boobu bu njëkk bi moom jël naa réforme am na beneen général yi nekk foofu. ñoom moo ko bàyyi moom yow mënul nekk fii dama la nga traité sa santé bi. waaw. waaw demal traité sa santé ñu jox ko papier pour mu dem traité parce que amul waaw. ndeysaan. parce que ñoom xamuñu feebar boobu. xamuñu feebaru rab bi feebaru jinne bi xamuñu ko. xamuñu ko maintenant léegi famille bi aussi kenn bëggul jël responsabilité bi. ndeysaan. comme sama loxo la nekk. waaw.
ah dafa bàyyi sama loxo. da ngay góorgóorlu rek gannaaw sa loxo la nekk famille bi mënuñ jël responsabilité sa soxna la ah n'est-ce pas. waaw. ma ne sa soxna la. sama soxna la. waaw kon kay jeex na léegi kay góorgóorlu nga jàppale ko nga xool ni ngeen ñëwee Sénégal kon ñu xool ni ñu koy dimbale c'est tout n'est-ce pas. incha allah dinañ ko mën a faj. affaire boobu ma xaw a sonn nii parce que instant yii nii heure bi ma la woo nii. waaw heure bi ma la woo nii damaa sonn yoo xam ne yàlla rek moo xam. ndeysaan. damaa jaaxal yàlla rek moo xam. man ak yàlla ak yow laa jàkkaarte fu mu nekk. waaw fu mu nekk nii yàlla ak yow laa jàkkaarte. waaw xaw ma fu mu mën a dem pour résoudre problème moom. problème bi dina mën a réglé wu fii ci man ci kàttanu yàlla. da ngay fexe ngeen ñëw boo leen mënul ñëw nga fexe yónnee ñu ut vite fait ak volcan joni joni bi ak vite fait bi incha allah waaw ñu envoyé la ko nga fexe nga ko koy suur di ko defal incha allah jinne bi dina mën a génn ci moom parce que gis naa yónnee nga ma ay vidéo fu muy daanoo c'est grave lii lu doy waar la lu yéeme la te lii baaxul baaxul. am na ay vidéo bu bari du ma ko jëlee fii mu ngi sama téléphone bi. waaw am na vidéo lu bari bi ma ko jëlee mu ngi sama téléphone bi. dama la yónni soo ñaar kese am na vidéo yoo xam ne day génn sàng deret bi si gémmam bi. day matal lamine bi ba deret mu génn. est-ce que léegi yónnee ma vidéo yooyu incha allah après ñu xool nan la ñuy def ak yow. foo leen nekk Gabon. ok Gabon ngeen nekk. kii Angola. Angola ñoo ngi Angola xam nga ni fi ñu nekk dafa sori. waaw Centrafrique benn la. xam nga ne ñun Torota war nañ mën a génn dem ay Angola dem ay Gabon def tournée ma ne su ma duggee si avion bi fii tey. waaw ma egg si Sénégal tey Éthiopie la fanaan su ma fanaan Éthiopie après mu soog a dem Sénégal. ndeysaan. day def oui. macha allah mbokk yi gis ngeen lii lu yéeme la. dem naa Sénégal décembre passé dem naa Sénégal moom moo ma dimbali pour ma am papier dem naa Sénégal. moom soxna si ku baax la. dama yaakaar ne feebar bi jeex. ndeysaan macha allah léegi toute la façon daal dinaa la jàppale ñu waxtaan ñu seet nan la ñuy def soit da ngeen di ñëw wala ñu xool nan la ñuy def jëflante ak yéen fi ngeen nekk ci kàttanu yàlla daal waaw. li yónnee ma yeneen vidéo yi waaw. kon baax na incha allah ndeysaan. mu nekk sonn na. sonn nga kay. sonn na lool. ndeysaan. léegi man dinaa la yónni ay vidéo yi. est-ce que. mu mën a def nga yónnee ma sa audio pour mu mën a dégg bu baax. waaw dinaa yónnee audio amul problème bu ma paree fii naa la envoyé audio ñu coordonné ma ak yow incha allah. gardel contact bi incha allah jërëjëf. dinaa la yónnee dinaa ko yónnee photo yi léegi. waaw ndeysaan. sol bu mukk daanu di baax. waaw yónnee ma yëpp ma xool waaw. nga mën a defal quoi. merci. ok dinaa ko jël léegi. jërëjëf mu yónni ko. waaw. kon defe naa li sëriñ bi wax am na solo lool waaye daw na yaram li nga xam ni ñu ngi koy doon dund léegi en direct ci portable sëriñ bi depuis Angola li ci gën a daw yaram nag mooy ndaw si amul ndey amul baay ñi mu fu dese dañ ko rejeté dañ ko abandonné moom sëñ bi Youssouf Camara fi mu ne nii moo nekk ci mbir mi di ci jàpp nga gis soxna si moom ab militaire la te gis nga général bi yóbbu nañ ko façon hôpital bu ne waaye taxul mu wër jàpp nañ ni fii ci Sénégal ci Thierno Moule Sow rek la mën a ñëw pour faju te xam naa ni waa ji aussi mi ngi ci tànk yooyu pour ñëw fii kon nga gis ni yàlla suñu borom rek moo mën a maye yàlla mooy maye te yàlla bu mayee mu neex mu naqari day am kon taal bu yàlla taal sànni ci matt rek a gën kon li ñu sëriñ bi doon woon léegi vraiment yéeme na lool ngeen gis ndaw si noonu di daanu ci téléphone bi ñu leen koy filmer en direct kon nga xam ni lii kër xalifa général rek la am muy la xalifa général des jinne le roi médecine traditionnelle international Saliou nga gis liñ doon wone léegi ñu ko doon woon ci Angola te gis nga waa ji ndeysaan sonn ci na ci moom lool te nee na ndaw si ñoom ñaar bokkuñu sax diine parce que ndaw si chrétien la moom jullit la waaye gis nga am na yërmande di ko jàppale boobu ba léegi ginnaaw ay mbokkam ak ay famem daal di nañ koy rejeté lii day wone que ni rek jinne mi ngi lëmbee àdduna xoolal Angola nu mu soree
kon ku bàyyiwul Angola doo bàyyi Brésil doo bàyyi Japon doo bàyyi États-Unis doo bàyyi fenn jinne yi maanaam ñi ngi fépp di ruube fépp di lëmbe fépp waaye yàlla suñu borom wàcce na koo xam ni ci kaw suuf koo xam ni kooku rek moo mun ci moom ñoom dara moo leen di duma di leen tuubal di leen indi fii ci kër gi muy Alaaji Thierno Moule Sow kon yal na yàlla yokk ay leeram defal ko gudd fan ak wér gi yaram kon Saliou ñu jox la kàddu gi rek nga revenir en français et en anglais. Merci à vous, Moustapha Fall. Chers internautes, chers téléspectateurs, comme Moustapha Fall vient de l'expliquer en Wolof, il s'agit d'une situation incroyable. Donc, le mari nous a appelé depuis Angola. Sa femme donc est possédée par un djinn, par un esprit. Et quand elle vraiment se manifeste, donc c'est vraiment incroyable. Vous avez vu les vidéos avec le maréchal Thierno Moule Sow, le khalife général des djinns. Donc, son mari qui dit que sa femme donc était donc militaire. Donc, elle était donc dans tout simplement l'armée angolaise, mais elle n'a même pas pu continuer son boulot à cause de ce djinn, de cet esprit qui est en train donc de la posséder et de la malmener. Donc vous voyez, donc sa femme qui était chrétienne s'est reconvertie en l'islam et vraiment s'est mariée avec lui. Maintenant tous ses parents l'ont abandonnée, donc elle est seule, elle est à elle seule, donc elle est tout simplement dans les mains de ce jeune homme qui est en train donc de tout faire pour l'aider. Maintenant il était inquiet, c'est pourquoi il a appelé du moins le maréchal Thierno Moule Sow pour qu'il puisse l'aider. Maintenant le problème c'est qu'il est au niveau de l'Angola, donc c'est un peu loin, mais le maréchal va voir comment faire pour l'aider. Bon, peut-être s'il va, je ne sais pas, acheter donc le liquide vite fait, ou bien l'encens volcan Johnny Johnny, ou bien peut-être s'il va venir au Sénégal pour qu'on puisse l'aider. Mais il s'agit de toute façon d'une situation assez incroyable. Donc vous voyez cette demoiselle, vraiment c'est assez donc triste. Elle est en train donc d'être possédée par un esprit, par un djinn, et elle n'arrive même pas du tout à faire son travail correctement. Donc vous voyez, son mari a eu à voir n'importe quel genre de marabout dans leur pays, mais donc ces marabouts ne peuvent pas venir en aide donc à la dame. C'est pourquoi maintenant il a sollicité Thierno Moule Sow après avoir vu une de ses vidéos, ce qui prouve tout simplement le pouvoir et la puissance du khalife général des djinns, Thierno Moule Sow, ce qui montre encore qu'il est le roi des rois, donc le roi de la médecine traditionnelle, qu'il est vraiment le khalife général des djinns, parce que partout dans le monde il est sollicité, depuis Angola, Brésil, États-Unis, partout dans le monde, ce qui montre tout simplement que les djinns, les esprits sont en train vraiment de malmener les êtres humains, et seul le khalife général des djinns est vraiment en mesure tout simplement de convertir ces djinns et de les sortir des personnes qu'il possède. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you have seen this very video. It is a lady who is living in Angola with her husband, and this very lady is possessed by a jinn. She is hypnotized by a jinn, and when she is manifesting, this jinn is doing a lot of troubles, and her husband, who is so astonished, was calling the marshal, the king of all the kings, the Khalif general of the jinn, so as to be helped. And this lady, what you have to know, is a soldier. She was in the army of Angola, but right now she is no longer working because of this very jinn who is just possessing her and making her do a lot of troubles. So the Khalif general of the jinn told them that whenever they can come here to Senegal, we will help them, or maybe they will just by the volcan Johnny or the Vite Fait, so as to be helped, and then this jinn will just get out from the body of this very lady. What may make you understand that this Khalif general of the jinn is really the very Khalif general of the jinns, the marshal, the king of all the kings, the marabout who is helping everybody that is hypnotized, that is possessed by the jinn, and everywhere in the world, from United States, from Brazil, from Spain, and everywhere in the world, in even Angola, Guinea, everybody is trying to get in touch with him, because he is the only one who is able to help people that are possessed by jinns. So stay with us. You just following TMS TV, your favorite channel, TMS TV, showing you every time what is hidden. You see it, and this very situation is really sad. It is very, very, very sad. But whenever you have this kind of problems, just don't avoid to get in touch with Thierno Moule Sow, because he is the real king, the marabout, the best marabout, the marabout who is able to help people that are possessed by jinns. So thanks a lot. Thanks for your faithfulness.